ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. point de la rédaction xamante du Sunugal 24 nuyu nañ leen ci gën di nuyoo comme nañu koy faral di defee saa su nekk ci seen biir Sunugal 24 ànd ceeg yéen ci seen biir émission point de la rédaction di ci ànd ak saa su nekk ak Moustapha Mbaye nuyu nañu la. maa ngi lay fay soxna Diarra di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun seen émission bi di le point de la rédaction di nuyu Libas Mbaye Laay Matar tey mu dafa def weex bu rafet ñëw jàpp ci caméra yi. macha allah namatuma appel macha allah ñu fas yéene waxtaanee ci ay ponk yu bari doore ko activistes yi nga xamante ni ñoom nag doon nañu amal seen nopp doxub ñaxtu lu ñeel mbirum parrainage ci naka noonu nag préfet bi ginnaaw ba leen ko laa di rek gàntale ñoom nag daat nañu koy def waaye ñu teg ci loxo ñu bari ci ñoom ku ci mel ni Guy Marius Sagna Karim ak ñeneen waaye ci guddi gi ñu gis ni bàyyi nañu leen waaye nag anam bu ñu leen bàyyi anam bu xaw a doy waar ñu yóbbu leen ba ci àll yi sànni leen fa amoon ay jigéen mu nekk mbir mu doy waar ba nga yéegee nu mel démb defoon nañu conférence de presse di nettali mbir mi naka nga gisee nu mel. waaw affaire bu triste la soxna Diarra lu triste la dans la mesure où boo xoolee ba ci biir sax dafay doo xam noo koy qualifier parce que mënoo comprendre tey ji ñu nekk ci dëkk boo xam ne dañ ne dëkk yoon la dëkk droit la ay nit ñu jàpp leen war leen a bàyyi ñu ñibbi seen ay kër sa jamono ja mu waree ñu leen di sànni ci àll ba ñii ñu leen sànni ci autoroute bi ñu leen sànni fu kenn xamul parce que ñun ñu ngi doon suivre ak affaire bi ak l'étudiant Pape Abdoulaye Touré moom moo doon envoyé journaliste yëpp information ba ci guddi gi biñ leen libéré moo ko doon informer nit ñi nañ ñi dañ leen sànni parce que c'est pas la première fois njëkkoon nañ leen jàpp moom expliqué woon na fi mu ne ñenn ñi xaaji guddi ñu sànni leen ci wetu EMG lañ leen wàccee day ñëw pique foofu ñoo la wàccal nga wàcc dem ñeneen ñu buñ demee ba wetu technopole ñu wàcce leen dem leen xam nga yooyu def nañ ko mais bii pas dafa gën a garaaw parce que bii pas boo déggee Guy Marius Sagna récit bi mu def mu ne dañ leen yóbbu ba ci àll boo xamante ne presque génn na Dakar sànni leen foofu tey ji lu leen fa mënoon dal tamit je pense que responsabilité police moom mooy engagé wu et yu ni mel ay mbir la yoo xam ne dañ ko war a éviter di ko moytu parce que sunu constitution ci article 7 bi moo ne la personne humaine est sacrée elle est inviolable l'État a l'obligation de la protéger et de la respecter mu ne état bi daf ko war a sàmm waaye tamit daf ko war a respecter jox ko wormaam comme tey ji loolu nga xamante ne moom mooy charte nday réew mi ñoom ñu ko dénk ñu war koo aar bu ñu koy salfaañi ñun dañuy tiit te tey ji li nga xam ne moo xew démb ñii di ko dégg activistes yi di ko wax pour man bu ñu nekkoon ci dëkk boo xamante ne yoon mi ngi doxee na mu yoon procureur dafay autosaisir jóg ñu ubbi l'enquête ci mbir mi ñu xam ki def ak ki deful li ñu wax bu amee ñu teg leen daani ci war parce que il est anormal ñu nekk ci dëkk yoon bu am constitution am lépp tey ji nga jàpp nit xaaju guddi bàyyi ko mu dem noonu ëllëg tey ji ñoom démb wax nañ ko kenn ku ci disparaître woon wala kenn ku ci defoon naka surul noonu mais kan la ñuy wax xam nga la la ñuy wax Macky Sall la ñuy wax mais Macky Sall la ñuy wax directement dañ naan Macky Sall moo ko laax wala affaire yooyu noonu mais Gambie on a vu ça ay su jàmme journalistes yoo xam ne dañoo disparaître complètement kenn gisu leen ba tey ji seen mbokk di leen wër fu nekk ñi ne rey nañ leen bon évidemment yu nu mel noonu bëri na ci ay dëkk yoo xam ne da nga ko fay gis nit ku jékki-jékki disparaître mais tey ji bu ñu la jàppee say waa kër xam ne yaa ngi ci ay loxo police non seulement pour man war nga nekk ci ay loxo yoo xamante ne xam nañ ne kat say droit dañ koy respecté mais fekk ne dañ lay torturer di la dóor di la def naka sudul noonu après ñooñu wëlbatiku ne leen na nga respecté sa dëkk réew ak say je pense que problème dafay am contradiction la ñu nekk di def jamono ji parce que nga jàpp ne veut pas dire que dafa war a da nga ko war a toroxal wala da nga ko war a humilier bu doon loolu rek je pense que duñu leen yóbbu police mais dañ leen yóbbu feneen foo xam ne dañ leen di humilier moo tax ma yaakaar ne lu ni mel waruñu koo bàyyi mu jàllee noonu ñoom nee na dañuy porter plainte dañuy yóbbu mbir mi def benn bataille médiatique boo xam ne dañ ko def sur le plan international ak yooyu yëpp c'est bon baax na nañ def noonu parce que dama yaakaar ne lii waruñu koo bàyyi mi dem defoon nañ ko defaat nañ ko bu continuer di wéy amaana mën na yegg ji foo xam ne suba doo xam fu mu jëm te seeni supérieur pour man war nañoo wax ak ñoom
pour ñu lu mel bañ a amati parce que buñ ko defatee ëllëg ay samba booy mën nañ cee laxasu dugg ci imagine toi koo xamante ne Guy Marius Sagna mënu ko sax digérer wala mënu digérer Karim Xurum Xaq ngay dox benn 3 heures du matin ay wuyu dajeek moom yem ci ñoom musiba mën na faa xewee après lu ci am ñoom duñ ne ay wuyu leen dajal de mais dañ naan ñoom ñoo leen libéré boole leen ay nit ñu tëcc leen te kon loolu su boobaa duñ ci set parce que ñoom ñoo leen bàyyi heure boobu moo tax li ñu def c'est très grave ma yaakaar ne war nañ ci ubbi enquête ñu xool naka lañ ko defee fa mu amee ak nu mu amee ñu situer responsabilité parce que tamit nag nit la ci enquête boobu lay ñëw gis nañu saa su nekk rek kujje politique bi wala ñenn ci activistes yi dañuy duut baaxaamu tuuma suñu justice su réew di wax ni tëddewuñu njaaxaanaay est-ce que lu nu mel tamit du leen jox dëgg benn instant waaw mais xam nga yenn comportement yi mooy waral yenn accusation yi bu amee nit ñi du la neex a setal li ñu naan ku ñuy jiñ dëmm ngay seccoo yelu liir sax loola setal du yomb su fekkente ne da nga jàpp nit ki mi activiste yéen neewoon ngeen ne bul marche ñu ne dañoo marche dëgg la liñ def yegg nañ foo xam ne yoonu dëkk bi mayu leen ñu marche fa ñoom dañoo gëm ne seen droit may ñoom ñu jàpp ne yoonu mayu leen ñu marche mais jàpp nga leen kay boo jàpp ne liñ def ëpp na mais nañ gis ci procureur bu leen def mandat dépôt mu mandat dépôt leen bu leen def relaxé mu relaxé lu ñibbi mais jàpp ne di ko sànni ci ay àll ba sànni kii ak façon yoo xamante ne amay jigéen ak dóor ñenn ñi soox ñi di boitiller fii ñi def naka sudul noonu je pense que yooyu ay mbir la yoo xamante lu jara moytu la te li muy indi mooy dafay indi benn sentiment de mépris boo xam ne dafay am diggante policier bi ak citoyen bi te loolu baaxul am na koo xam ne di nga ko def naka sudul noonu dafay jaar am benn haine bu manifestation amee tey ji du hésiter boo ko joxee policier sax mu jël bakkanam parce qu'il va se dire que ñii am naa benn dent boo xam ne ak ñoom du ma ko fàtte mukk sama àddina te loolu warul am diggante bi collaboration la war a doon coopération la war a mën a doon yenn comportement yoo xamante ne bokkul suñu constitution parce que wax naa la ko léegi l'État a l'obligation de la protéger et de la respecter koo xam ne da nga ko war a respecter da nga ko war a protéger wala koo abandonné wala koo sànni wala koo sarxe tey jii ñoom ñooñu doon dox noonu 2 heures du matin wala 3 heures du matin wala 1 heure du matin dañoo war a dox ba si yàgg seen policier ñëw aar leen policier moo war a ñëw aar leen mais war leen abandonné donc effet contraire war ñu koo gis ci dëkk boo xam ne droit lay doxal yoon lay doxal moo tax je sais pas xaw ma nu munti demee ak yooyu yëpp na mu la ko waral ak la ko sooke moo tax ma ne dañ ci war a ubbi enquête xool parce que ñi ko def defuñu yoon amul benn dëkk buñ bind ne boo jàppee nit boo koy libéré sànni ko ca àll ba wala sànni ko fële donc c'est des façons yoo xamante ne nit ñi xamewuñu ko woon dëkk bi gisuñu ko fi miinuñu ko te ñu ngi commencé di bëri moo tax ma yaakaar ne ministre de l'intérieur war na cee wax mu wax ak ay nitam ñu yu ni mel ñu bako ku ñu jàpp bu ñu la war a tëj ñu tëj la bu ñu la waree bàyyi nga ñibbi ñu bàyyi la ci buntu police ba nga ñibbi boo demee seen kër nga yegg tranquillement sinon lii ñuy def nii bu ñu koy continuer def ëllëg lu leen si daal rek ñoom ñoo doon responsable yi foofu la ñuy daal di rek ndar keppe ponk boobu dem ci beneen ponk lu soxal mbirum Sonko ginnaaw ay avocat am doon sàkku rek ñu daal di dindi li nga xamante ni muy contrôle judiciaire bu mu nekkee waaye nag kii di juge bi daat na leen di tontu daat leen di gàntal lu ni mel ndaka nga jàngatee boobu lay mbir waaw am na sax ñu ne li ko sooke bokk na ci li mu bañoon ne du dem signé ji bañ ne ajjuma bu mu jot ci weeru février bi ñu gën demul woon signé ji am na ñu ne loolu bokk na ci li tax ñu gàntal ko mais bi ma laajte aussi tamit yaakaaruñ ne mbir mi loolu la parce que li ko gën a dëggal mooy dégluwuñ ko dans le fond du dossier loolu la ñu wax ba ci avocat yi sax dañ ne jamono ji déglu nañ ak juge bi dinañ xool jamono ñu ñuy gisee ba ñu déglu ko dans le fond du dossier maanaam ñu déglu ko en version parce que ba léegi kenn dégloogu ko ba parce dafa ñëw ñu inculpé ko placé ko sous contrôle judiciaire donc ba léegi il faut ñu déglu ko xool après ils auront suffisamment d'arguments xool bu ñuy lever immunité bu ñuy dindi lever de main contrôle judiciaire bi ñu dindi ko su ko defee nag après mu doon benn ab suñ ko dul dindi tamit ñu xool naka la ñuy def parce que juge bi fi ñu toll nii déglu na Adji Sarr ak Adji Sarr déglu na Ndeye Khady Ndiaye dans le fond du dossier ak jëkkëram léegi li des mooy parti Ousmane Sonko Adji Sarr ak keneen koo xamante ne lamboo nga ci mbir mi mais li ci mënta am rek mooy man dama mës a jàpp ne mës a gëm ne pour man contrôle judiciaire bi sax waroon nañ ko mën a yëkkati parce que bu fekkee ne nit ki dañ ko fal maire amutul garantie boo xam ne wala loo xamante ne garantie mënatul ëpp loolu garantie waratul mën a ëpp koo xamante ne mënul daw génn dëkk bi duñ la fal maire nga daw dem toogi France dootoo ñëwati waaw donc duñ la fal maire nga et puis da ngay am yoo xamante ne war nga ko doxi ji bitim réew war nga am ay partenariat yoo war a lijjanti war nga am yeneen rencontre yoo xamante ne ay élus yoo xam ci sous région bi lay am wala bitim réew yëpp mi ngi sa kanam loolu moo tax ma yaakaar ne dossier bi dañ ko war a vider évacuer ko pour ñëpp am jàmm dañ ko war a évacuer soit ñu dem procès soit ñu jaare ko classé mu jeex loolu nag mooy jàmm ji suñ ko defee
dina baax non seulement pour Ousmane Sonko waaye tamit pour coowal Adji Sarr mu féetee ñu ginnaaw ñu dem parce que danger bi ñu ci doon am rek mooy teg ko fi ci kanam kenn ñemewu koo laal di ko seetaan ba mu yëg si fii tey ci loolu comme yaakaar naa ni yëngatuwaat na ñu ngi ciy wax di ci addu ñu ngi déglu et comme suñ déggee démb avocat Ousmane Sonko bi li mu wax du yàgg dara xam naa dinañ ko déglu mu am audition dans le fond donc buñ ko dégloo pare peut-être dina am ay yeneen yokkute yu ci am mais ak lépp lu ci mënta am daal dossier la boo xamante ne war na avancer ñu évacuer ko benn yoon mu jeex tàkk parce que di ko téye nii di ko bayal parce que bu ñu fàttali ko mbirum Barthélémy Diaz noonu la demee woon tamit dañ koy def benn genre épée de Damoclès teg ko ci kaw leader bi Barthélémy Diaz depuis 2011 su ma juumul ba léegi affaire u Ndiaga Diouf mi ngi traîner ci bopp bi ba mu dem ba nekk fii maire ba muy ñëwaat fii yooyu yëpp mu tegu ci kaw bi te wàcc ay moyens la yoo xam ne dañ koy utiliser bu cóolee rek ñu génnee ko teg ko ci kaw taal bi et loolu mooy li nga xamante ne moo ci déplorable et pourtant mbir la boo xam ne waroon nañ ko mën a évacuer rapidement gis nga fi mbirum coowal Miss Sénégal boobu noonu enquête nañ ko ba xam ne ndaw si li mu doon wax daykaat ñu taxañ ko teg na le pourtant coowal mbirum Ousmane Sonko noonu la waroon demee ay maga ko séq du xale boo xamante dañ naan le consentement du mineur est vicié amu ci ñi ci nekk ay mag lañ koo déglu kenn doful ñëpp xam nañ mbir mu demee kon doful koo ci déglu mu wax rek xam nga ne mais malheureusement day gis ñoom dañuy jéem a déplacer débat bi da ngay toog ñu ne la comme ni ko Mimi Touré doon waxee tout récemment mu ne du APR moom moo yor carnet bi nga xamante ne mooy recevoir fu Sweet Beauté mais Ousmane Sonko kenn toppee ko dugg Sweet Beauté ñu fàttali loolu toppee ñu ko dugg Sweet Beauté toppee ñu ko adultère tamit maanaam mooy mais viol lañ ko toppee te viol dafa crime la mu am ñu ci teg loo xam ne lii mooy waral viol lii ak lii loolu la nit ñi taxaw ne viol amul mais leneen lu ci am ak loolu lépp suñu droit réew tënk ko amuñu délit d'adultère amuñu délit yeneen xam ne yeneen ak yeneen la wax mais liñ koy toppee moo parfois rek ñoom dañuy jéem a déplacer débat bi viol la nañ ko bàyyi ci viol bi waxtaanee ci viol bi buñ ci jógee nag après leneen luñ ci wax ku nekk nga libre def sa jugement bi ngay def par rapport ak li am ak leneen lu amul moo tax ma jàpp ne rek loolu lépp ngay gis noonu muy bëri noonu c'est parce que dossier bi dafay nekk bougé wul te luñ teg ci penc mi kenn jëlee ko fa saa bu ñu xëyee nañ am kàddu guñ ci sànni kon nañ fexe luñ ko jëlee ci penc bi ku nekk dellu sa yitte. message bi am na solo ñu daal di jàll ci ki nga xamante ni mooy Bougane Gueye jiital gëm sa bopp ginnaaw nag ba mu doon def suul tànki Macky Sall jamono ji ñu toll ni daal na ci ji beneen mouvement muy jokkoo ndaw ñi daal di tiñal Macky Sall tur bi nag xaw na reetaan lu tuuti. initiative la kay. initiative mu xaw a reetaan lu tuuti naka nga jàngatee boobu la initiative boo xamante Bougane Gueye njiital gëm sa bopp jël na ko. waaw man dama koy rafetlu parce que man loolu laa gëm man dama gëm ne opposition dynamisme la il faut nga am dynamique mais Ousmane Sonko li mu am tey ji yëngatu moo ko may mais Bougane su ma gisee muy yëngatu di def ay tibb tànk def yooyu ak lépp lu ko nit mën a waxal dafay xeex nii dafay def na le man damay saluer courage am boobu mi am di topp ci ginnaaw Macky à chaque fois fu mu toll parce que dëkk il faut que mu am ñuy jiite am ñuy opposé Sénégal nag fii boo opposé wu ñu jàppee la ko un mécontent wala kon ñëwal jàpp ci waa ji mu liggéey day kii déet ñëpp bu ñu xoolee benn bët baaxul il faut que mu am ñeneen ñi taxaw ci ginnaaw naan yow fi ngay xoolee du noonu li ngay def du nii déet yaa ngi jàpp ni nga jàddee baaxul mais loolu moo lay dimbali sax mais bu ñëpp tafoon seen i bët dem ànd jeex Macky Sall du ko servir kon il faut que tamit ñoom ñi nangu ñi di opposé wu tey ji Bougane li muy def nii dafa bokk ci li nga xam ne dafay respirer loo démocratie dafay dund loo démocratie mooy li nga xam ne yoon may na la ko ngay opposé wu nit ñi xam ne yaa ngi opposé moom nee na day jokkoo ndaw yi ñu waxtaan ak ñoom ci wàllum emploi ak yi Bougane ñëw da koy tiiñal waxtaan def directement ak ni ma ko doon defee mu entamé benn voyage nga entamé tibb tànk topp si ginnaaw gi man je me dis que initiative yooyu muy def bu ko leader opposition yu bëri doon def waa ji léegi ñu sonal président Macky Sall te loolu sonal yooyu su ma koy wax mooy dañ koy encouragé muy gën di liggéey parce que nga xamante ne boo ñëwee ne def naa lii ak résultat moom mu ñëw ne dañ koy tiiñaal nekk lii ak lii defoo ko fi lii ak lii yaa ko diggewoon lii ak lii yaa ko dugg mais en même temps dafay servir président Macky Sall parce que loolu bu leen dégloo tey ji normalement war na si tirer ay leçons nu mu ko ci tiré mooy déglu naa ne wax nañ dëgg lii ak lii kat woo ministre ba naka yow kon lii ak lii nii la dem mën a def li ñu wax amul lii ak lii indi seen daf leen di may ñu gën a dund parce que am na yoo xamante ne moom de loin du ko gis mais bu ko gaay xëccalee mu jege tuuti dinañ ko dimbali moo tax ma jàpp ne loolu laa gëm loolu mooy démocratie ñiy jiite nañuy def di góorgóorlu di def seen i effort mais ñu opposé tamit bu ñu toog tegle seen ay tànk rek
bàyyi seen ay loxo mën a yàcc seen tegle di seetaan bi dem il faut ñoom tamit ñuy opposé ku nekk assumer pleinement sa position bi nga nekk. mais jàppoo ni tamit Bougane li mu def stratégie la pour gën a setal boppam vu que ñenn ci askan wi saa su nekk rek dañuy am xel ñaar ke ni dem naag demul ma nga ca Macky nekkul ca Macky est-ce que yii nii yëpp nekkul benn stratégie boo xamante daf ko jël pour gën a setal boppam ci position bi mu nekkee. yaakaaruma xam nga am na ñoo xam ne loolu mooy tax ñu dëgg am na ñoom dañoo gëm ne ba léegi Bougane travaille pour Macky. am na ñoom loolu seen gëm-gëm la te dara mënu koo dindi seen bopp. am ñoom dañoo gëm ne c'est un opposant boo xamante ne mënul nangu leadership bu Ousmane Sonko wala mënul nangu Yewwi dem fa di jouer les second rôle ba gis nañ bi mu duggee Yewwi dafa génnaat parce que affaire couleur la doon wax bëgg nañu ko ci jaune bi wala bleu beeg yooyu mu bokk ci genre yooyu pour mu xam au moins mais considéré nañ ko kon quelqu'un la boo xamante ne am na ñoom lecture boobu lañ ci am leadership bu ñi nekk Yewwi jiitu ko boobu la dul nangu donc loolu lépp gis nañ ne moo waral mu ber daaraam non kii woon di dem mais maintenant comme man ci ay feelaay appuyé di ci wax gisaguma loo xamante ne moo tax ma ne carrément dafay liggéey président Macky Sall. même si su fekkente ne parfois day gis yenn ni ñu ko si jàmbaaraamu tuuma wala nit ñi di wax mais comme actuellement mi ngi ci opposition bi. mi ngi def mbiru opposant dañ koy considérer comme un opposant jusqu'au jour bi nga xamante ne dafay jóg mu def loo xam ne dafa dem ci nguur gi mbaa mu def loo xam ne mi ngi jàppale nguur gi su boobaa nag ñu ne ko léegi yaa ngi liggéey président Macky Sall. 26 mars 2012 26 mars 2022 boobaak léegi nag mu am 10 ans njiitum réewum Sénégal bi di Macky Sall mi ngi ci boppum réew mi naka nga jàngatee 10 ans yi nga xamante ni def na ko ci boppum réewum Sénégal. waaw loolu du yomb soxna Diarra parce que 10 ans mënuñu ko wax ci mbirum 1 minute wala 2 minutes wala 3 minutes wala 1 heure sax mënoo ko ci wax. ñëpp xam nañ réew ni mu complexé ni mu yaatoo ak li nga xamante ne lépp ci ay fànn la mi économie mi politique mi culture mi wàll boo jël rek am na loo xamante ne mën nga ci wax journée ba doo pare. maintenant dañ ko peut-être de façon ramassée rek ñu joxe ci suñu avis joxe ci suñu xalaat bu dee ci wàllum politique lañ gis ak wàllum démocratie ak mbir mi ni muy doxee moom wax dëgg yàlla dañ ci am deltu ginnaaw bu bëri. su Macky Sall 10 ans yi deltu ginnaaw démocratie bu bëri lañ ci am parce que gis nañ sax su Abdoulaye Wade ni côté démocratie ak côté politique ak yooyu noonu naam doon nañ xaar benn rupture parce que loolu la ñu waxoon rupture mooy am mais li ñu gis mooy lañ doon gis Senghor defoon ko Mamadou Dia Abdoulaye Wade def ko Abdou Diouf daan ko def Abdoulaye Wade moom bi mu ñëw noonu la def opposant yi pire sax dafa gën a garaaw sax parce que moom day ñëw nangu say droit ñëlee dañ leen doon tëj après bu élection yi jàllee ñu bàyyi leen ñu dem bokki ji Abdoulaye Wade noonu lañ ko doon def bu yëngu-yëngale après ñu denc ko bàyyi ko mu dem bokki mais Macky moom da lay tëj pare jël say droit ne la doo bokk teg la ci wet gi ne la demal toogi ji ne la mën a goo bokk kon dafa dem lu gën a sori la dem ci côté boobu loolu mooy li nga xamante ne man bokk na ci li ma gën a marqué ci wàllum démocratie bi nga xamante ne jeu démocratique bàyyiwuñu ko mu noyyi c'est-à-dire ubbiwuñu ko yaataluñ ko ñëpp bëgg a bokk gis nañ fi ay parrainage yoo xamante ne vraiment dafay bloqué ñenn ñi ay caution ñu tóoj ba si kaw pour ñenn ñi bañ a bokk yooyu yëpp transhumance bi nga dooleel ko ku ñëw ku farfale bu ñëwee nga jox ko benn bong mu gën a yëgar kaw ñu faroon ak yow nga beddi leen donc yooyu yëpp vraiment yoo xamante ne la pour man ay point noir la yoo xamante ne buñ doon wax wàllum démocratie wax dëgg yàlla moom at yi fi defagum nii démocratie bi loolu droit de l'homme yooyu du ñu weddi parce que xam nañ ne at yi mu fi def yéegi bu gënul def lu gën a yées Abdoulaye Wade deful lu ko ëpp bi fi Abdoulaye Wade nekkee loolu nag vraiment c'est ce qui est déplorable maintenant bu ñëwee ci côté infrastructure côté investissement côté yëpp gis nañ ne wax dëgg yàlla changé na visage dëkk bi def na fay effort am solo yoo xamante ni ku gumbawul gis nga ko def na fi ay vision yoo xamante ne gis nañ jafe-jafe ni mu ko transformé yooyu yëpp mais am na benn mais bu ñu dugg ci ginnaaw ban coup moo ci nekk parce que gis nañ TER bi laataa mu doon daw milliards yi ñu ci wax boo jógee ci TER bi boo duggee ci BRT bi yeneen yi bu nekk rek am na ay mbir yoo xam ne mën nañu wax ci ginnaaw ils me diront que l'œuvre humaine n'est pas parfaite parce que chaque fois am na luy mën di nekk ci ginnaaw mais opacité bi nga xamante ne parfois mooy nekk ci marché yi lëndëm gi ak nañ koy joxee ak jàpp diw duñ ko jàpp bon ay rapport incriminé ni duñ ko jàpp yooyu yëpp dafay doon loo xamante ne parfois liggéey ba nga defoon bu am solo sax boo dajee ki nga xamante ne dafay gëstu ci ginnaaw amaana mën na ne liggéey na lu am solo waaye de waroon naa wax ak ay nitam yàq bi ak pasar bi ak yooyu yëpp ñu wàññi ko ak benn comportement bi loolu côté économique bi la ak côté yu bëri mënoon nañ cee wax côté jikko yi aussi tamit côté jikko yi bu dee côté société la ñuy waxee amul changement pratiquement ak Abdoulaye Wade ni mu doon doolee transhumant noonu lay doolee transhumant ni mu doon doolelee ñoo xamante ne dañuy wër xuloo dàggasante yooyu yëpp pratiquement
amul changement bu mag boo xamante ne gis nañ ko si. côté xëyum ndaw ñi. côté xëyum ndaw yi ba léegi moo nekk talon d'Achille bi nga xamante ne moo leen sonal. ñu ngi góorgóorlu indi nañ DER indi nañ ay initiative yu bëri teg nañ ci FONGIP 3FPT lu nekk ñu ngi koy def pour ndaw yi gën a mën a gis seen bopp ci wàllum formation entrepreneuriat ak jeune mais dañuy gis ba tey dafay des parce que liggéey la boo xamante ne benn nguur mënu koo def foofu dañ leen koy nangul parce que dëkk la boo xamante ne ñi ëpp plus de 70% ay ndaw lañu donc dëkk bu ni mel ñooñu nga bëgg leen jël en charge ñu am liggéey wala ñu am si luñ jàpp du doon lu yomb te liggéey boo xam ne ay continuité lay doon Macky day ñëw def dem keneen ñëw defaat dem keneen ñëw defaat dem maintenant loolu nag ay mbir la yoo xamante ne mi ngi si def ay jéego mais des na xam naa ne bu ci gën a góorgóorlu parce que il faut le dire quand même du mu ñëwee ba léegi am na effort yu bëri yu mu def ci wàllum xëyu ndaw yi effort yu bëri def na ko initiative yu bëri jublu nañ fi maintenant ndax mi ngi yegg ci ndaw yi ndax ñu ngi ciy gis seen bopp ba léegi des na mais je pense que bu gënee góorgóorlu gën a def effort amaana dina gën a bëri ñu si gën a gis seen bopp ñu moytu tamit di ko politiser maanaam mën nañ def délégué bi wala mën nañ def président wala mën nañ def directeur bi semaine nit rek ñooy am ñeneen ñu duñu am yooyu dafay tax yoo xamante ne fa mu waroon naa yegg du fa am Souleymane Bachir Diagne wax na ko benn bis mu ne ñaara ngi nii mooy tax Sénégal di am problème développement fu mu toll mooy ku am kudd doo lakk ak ñëpp a ngi koy def rek naa ko def damay nekk fii ma am benn métier ma am sama diplôme jàng communication jàng journalisme jaara nekk ci benn poste soxla benn directeur de communication dem seeti di koo xamante ne maanaam jàngul sax di communication parce que mën na dégg nañ ko télé mën na wax wala mën na kii rek bu ma déposé du ñu faale jaara nañu jël parce que dañ naan ko am kudd doo laak ñëpp a ngi koy def rek naa ko def parce que ñi fii laa ko fekk wala mbedd buur la wala lii ñi ñaa ngi koy def rek naa ko def donc dara du ma ci fekk donc mooy benn mimétisme aveuglant boo xamante ni nit ñaa ngi koy teguñu ko fenn donc yooyu je pense que côté jikko bu am na yu bëri yoo xamante ni tamit continuité lañ fi gis mais n'empêche nag bu ñu doon ay nihiliste c'est un président qui a du mérite def na ay effort am na ay réalisation am na bilan bu mu teg ci loxol nit ñi comme Abdoulaye Wade ni mu ko amee woon parce que bu doon bilan kese Abdoulaye Wade du fi jóge ça veut dire que am na ay yeneen yoo xamante ni sénégalais dañuy demander fi te dañuy gën a exigeant li ñuy laaj Macky Sall ni keneen ko toppaat lu gën a graaw lañ koy laajaat parce que ak réseaux sociaux yi ak jeunes yi ni ñuy màggee éveil de conscience bi ni mu demee noonu ku ñëwaat yaa gën a sonn noonu lay demee boo gisee président Abdou Diouf daanaka amul woon benn activiste yu fi nekkoon Abdoulaye Wade activiste yi gis nga Macky Sall ak activiste ni ñu ko gënee sonal suba bu fi Ousmane Sonko ñëw wala Khalifa Sall wala keneen ku bokk ci Macky Sall wala Macky Sall sax moom ku fi ñëwaat toog tamit boo ñëwee lu gën a tarroo la gars yi di tegalaat am na solo ñu daal di rek jeexalee point yi lu soxal mbirum sport ginnaaw nag suñu gaynde yi bañ nekkee ca Caire di waajal seen match phase aller seen diggante ak Égypte tey ji la bu 19h30 jotee. naka nga jàngatee boobu lay match tey. waaw dañu ñaan yàlla rek mu may ci suñu gaynde ndam. waaw parce que ndam nag dafa neex soxna Jaara. ndam dafa neex boo gisee ni ñu dundee coupe du monde bi yow yaa nga woon coupe d'Afrique bi. yaa ngi woon fële place de monument de la Renaissance. gis nga foofu liesse populaire bi amoon bi ñuy ñëw. mu doon semaine boo xamante ni ñëpp kontaan noonu ba tey drapeau bi fu na ba léegi am na drapeau xam ne ñu ngi ci kër yi ñëpp kontaan mi ndam loo xamante ne vraiment et puis seetaan coupe du monde tamit dafa neex toog di dégg hymne national ñu koy jollil ngay jouer ak ay nations de foot yu mag yooyu dafa neex si xol dafa neex moo tax ma yaakaar ne rek yàlla nañu si yàlla dimbale ñu dugg ci ak jàmm ak salaam parce que équipe bi ñu am nii tamit mën na koo gagné am na argument yi am na atu yi ay ndaw lañu gëm nañ seen bopp te xam nga confiance dafa am solo ci lépp looy def te boo gañee coupe wala nga am benn posture ba da ngay am confiance du bokk ak nga xam ne dafay ñëw di douter te combattant sport de combat sax laay wax boo ko li ñu lay njëkk a jàngal ak li ñu njëkk a développé mooy la confiance en soi mooy nga gëm soo nga am confiance booy dem ko xeexe ji nga am gëm ne mën naa gagner parce que dañuy xool ne souvent boo gisee combat am ñu ne kii mooy favori bi kii du favori bi déjà am na benn avance boo xam ne jël na ko ci keneen ki parce que dañuy jàpp ne moom moo war a ñëw mën a daan kële buñ ko daane dañ naan kan sa favori moo la daan donc loolu benn atu la boo xamante ne mën nga ko am mooy chance bon je ne dis pas que Sénégal mooy favori parce que gis nañ biñu demee fa tiro bi lañ gagné mais dama doon wax juste de façon générale ne daal am nañ argument yi am nañ atu yi pour gagner li nga xamante ne mooy match bi maintenant football nag moom gis du ëmb day xew aussi gis nañ ko démb Macédoine ak Italie yi nga xamante ne ñoom ñooy champion d'Europe yi duñ dem ca coupe du monde bi mu doon deux fois yi nga xamante ne duñ ca mën a dem 8 ans duñ dem coupe du monde
pour dire que rek football moom du ëmb waaye day xëy aussi comme ni ñu koy waxee ci ma indi ni ko sunu mbokk waa làmb yi di waxee reenu ñàmbe rek kenn xamul fu muy dammee. macha allah mais yàlla nañu yàlla mbay ndam ba ñu mën a dem ci coupe du monde ba incha allah dañu tàggatoo ba beneen yoon li ñu amoon ci temps jeex na. waaw ba suba si samedi bi incha allah. sëb la baax na. waaw tey da nga waroon def yëfu yëre olof nag tey la àjjuma nag da nga waroon def yëre olof nag ñu duraale ko. ay dëgg la déggoo dara. Korcoro li nga def baax na. naa la boole. mais toog na Sunugal 24 ni lay demee saa su nekk seen biir point de la rédaction di ñaanal nag Mahfous. yàlla may ko taan mu gaaw dellu si waat parce que namm nañu ko trop sama xuloo waale. duñu tamit suñu cameraman bi Liba Sablan baax na li lay demee saa su nekk di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah merci. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax